Ce 17 juin coïncidant avec la journée mondiale contre la désertification et la sécheresse, dans la bonne marche du concept Bayitoundé de JP Soir, l'équipe ainsi que ses représentants de Ndefleng Parba se sont rendus à Toubatoul, département de Thiès, dans le périmètre maraîcher numéro 11 de Sokhna Anta Mbacké pour une supervision suite à l'implantation des boutures de manioc lors de la journée mondiale et la gestion et l'entretien du fourrage installé. Le même jour, directeur de l'entreprise de l'aspersion DMS, Mamadou Diaw explique l'utilité de goutte à goutte pour l'irrigation du champ. La goutte à goutte arrose entièrement le champ, mais également elle facilite la besogne et réduit la durée de manœuvre. te garab dafa mel ni deret mënoo ko jox 10 litres ñaa 10 litres ndox mu naan ko benn yoon comme boo jëlee garab bi sol ko 10 litres ndox mi da ngay sonal garab bi rek mais moom du fekkee yaa ngi koy dimbali. loolu moo gën a tax nag tubaab bi créé système mu goutte à goutte système goutte à goutte ñetti avantage la am day wàññi sonn liggéey day économiser ndox da day dox garab bi tey bu doon meññi 100 dina meññi 200 day doubler. loolu moo gën a importance yu ay aspect yu gën a important si affaire goutte à goutte si loolu la bokk. mais lu mu baax dafa am tamit toppatoo ak lu mu mën doon dem dañ koy toppatoo am na ay ndox moo si jàll ndox mi si teen bi lay jógee bu jógee si teen bi dem si réservoir bi bu jógee si réservoir bi il faut ñu segg ko pour ndox mi mën a xam ne bu duggee si biir réseau bi si biir tuyau yi du andil problème tuyau yi wala muy indi ay yu salte yu dugg si biir tuyau ba muy bouché fii du senn pour éviter loolu nag moo tax tey ñu ne xaar ñëw au moins comme que ñu ngi commencé arrosé ñu ngi commencé tooyal kii bi ñu commencé def au moins loolu du dara lu difficile amul lenn lu si war a lu ma jaaxal parce que yéen à part ñëw si tool bi ibi mu tax ngeen xool ne fépp ngi tooy ngeen wàcc ko waxtu ko foofu jeex waxtu ngeen def beneen bi waxtu ngeen defaat beneen bi waxtu moo xam ne boobaa tooy bu la neex mu ngeen tëj nettoyé bu ñu amee lu salte ngeen dindi ko après mu ngeen delluwaat si kër yi ba noppale parce que tool bi am na lu mu soxla wu sax nit ñi di bëri mais xapaal ñuy liggéey si biiram te yéen boo ñëwee ñu war a aaye tey nga xam ne ñu ñoo aaye te bu ñëwee dañuy xool seen secteur seen fi ñu nekk ñoom ñu defal ko ba mu baax bu fekkee amuñu leen ñu def ñu dindi salte bu ñu amoon di salte bu ñu dindi bu ñu arrosé gis na ne tooy na mën nañu delluwaat seen kër ba suba incha allah loolu mooy tax nag si liggéey bi da mais lu may bañ mooy su ñëw fi suba gis kenn yor arrosoir naan damay dem arrosé fee parce que tuyau bi eggul foofu la am na lu xew te ñun incha allah dinañ ñëw ak lu mënti xaw tamit fii soriwu ñu ngi fii Thiès boo ñu woowee rek ma ngeen woo madame Cissé rek ñun si dinañ ñëw te lu ñu si fekku dara bu ñëwee lu si mënta am dinañ ko ci def incha allah mais yaakaaruma bu fekkee ne jaar nañ ko si yoon lii dina fi yàgg ba yàggaat fi ba mu jaaxal leen parce que defuñu ko pour mu durer benn at defuñu ko pour mu durer ñaari at defuñu ko pour mu durer ñetti at mën a durer sax fu mu ay atam daal si yéen a dépendre ay atam si yéen a dépendre loolu nga gën a toppatoo rek moom mu fi gën a yàgg mooy ay bañ a jaar ak oto yi wala ay camion baram sarib di bañ jaar si tuyau bii nii nit ñi bañ a dox si fu toq yi di amee yooyu daal nit ñuy war a éviter rek bu demee nag ba nawet bi commencé ñëw nga xam ne peut-être lu ngeen arrosé du bëri comme mu commencé am ñax bu ñuy dindi ñax yi après nañ xool tamit nan nañuy jëlee tuyau yi teg ko ne ba nga xam ne boo leen di élaborer wala ngeen bëgg a changer waa système bi tool bi bëgg a élaborer suuf si defaraat suuf si yëpp danañ expliquer ñëwaat fi wax ne nan nañuy dindee tuyau yi ak nan nañ koy dugalaatee ba nga xam ne problème du am moom benn ennemi la am mooy suuf comme tuyau bi génn fii léegi kenn doxalee kaji ko nii rek yàlla mooy dem kenn nekk si biir tool bi dem def nii tuyau bi rocceeku bu rocceeku war dafa mel ne fekk fii day am fekk tooy na dafay jël tuuti suuf yow boo ñëwee da nga ñëw a branché waat boo branché waat xam ne suuf soo nekk si biir dina dem fatt ji toq yi am si diggante bi benn wala ñaar pour éviter loolu da ngay dem ibbiwaat fële si kaw fu mu jeexee xam nañ ko tax foofu mu jeexee dañ koy ibbi branché ko nag bu ñu ko branché de bàyyi ndox mi génn ba ndox nga gis ne ndox maa ngi génnaat fële ak doole nga koy doog a tëjaat boobaa dina fekk ndox mi day yóbbaale suuf si nekk si biir mais bu tëjoo fële ndox mi suuf si day des si biir tuyau bi te ala kulli ali bu demee ba dem day mujjee continuer foofu toq bi dem fay dem na fa tak taxaw léegi foofu dootu am toq da ngay gis bii di toq bii du am loolu moo koy indi ñaareel bi mooy entretien bu si war boobu mun ñu ko day doole ko bees bu ñu leen waxee entretien benn entretien moo si gën a important moo la xam ne dañ koy def si régulièrement mooy filtre bii nii lii mooy seggukaay bi mooy lii pour kii ko rek seggkaay laa koy tuddee
parce que moom mooy tax lépp ndox mu jógee fii si kaw wala bu jógee si biir teen bi balaa moo dem si biir fii yëpp day jaar si bi fii ba pare ab seggkaay da koy segg ndox mi rek pour ndox mi génnaat fii pour mën a demaat si biir réseau bi fii seggkaay bi nag ça dépend si ndox mi si biir teen bi nu muy mel am na yoo xam ne ndox mi si biir teen bi day bëri saleté day bëri suuf day bëri calcaire yu bëri yooyu à fur et à mesure ngay ibbi fii si biir di nga xam exactement lan moo nekk sa biir ndox boo ko defee semaine bii nga gis ne dafa bëri saleté mi ngi commencé bouger kon nga xam ne chaque semaine da nga ko war a di def boo tegee semaine nga ibbi ko gisoo dara nga bàyyi tëjaat bàyyi ñaari semaine gisoo dara nga tëjaat bàyyi ñetti semaine nga gis ne mi ngi commencé dilim nga xam ne yow kon chaque ñetti semaine war ngaa ñëw nettoyer filtre bii nii tant que lii ñu ngi koy nettoyer rek lépp si biir fii du am problème parce que moom bu ñu ko nettoyer après jël saleté bi jàllale ko si biir bu demee ba fees day jël saleté bi jàllale ko si biir réseau bi léegi bu déggoo si leen mënuñ na mën ci suuf si mooy amaat si biir tuyau yi. Le chef de village voisin Ndiefoune Parba a réitéré la fidélité des habitants de son village à l'égard de Madame Julie Cissé, coordinatrice de JP Soir, ainsi que la trésorière Madame Fatou Sow, qui souligne que les rendements des récoltes de leur périmètre a allégé non seulement les frais du panier de la ménagère. Sur cette même dynamique, la responsable des jeunes de ce village et commerçant à Dakar, Pape Mandela Gueye, qui s'y trouve depuis l'avènement du Covid-19, atteste que les jeunes de mon village se sont entravés par la pandémie. Dès lors, ils ont pris conscience de l'importance de la culture locale pour promouvoir l'autonomisation financière, mais par ailleurs lutter contre l'exode rural à travers JP Soir, car ils ont tant d'espace à exploiter. Mbaye Gueye Pape Gueye nag ci lañ ma gën a xamee nekk jógee Ndiefoune Parba sama mag mooy chef de village bi waaye man maa yore service bi maay dox lépp Ndiefoune Parba suñu tool boobu xam naa ñu bari sax jot nañ koo gis jaar nañ fi jaarati fi waaw foofu la soxna si tey mu ne ngeen ñëw ci tool bi soxna si nu sawar ci lool ndax ñooy suñu sëriñ di suñu lépp wax dëgg yàlla tool bi tubaarikàlla yal na yàlla yeggale rek naal yi yaatu na ndax ni mu ko bëggee rek nañ ko defee ndax bi ñuy wax affaire suuf si itam xam ne suuf rang sore na lool waaye nag ñu taxaw ci bañ ñu wax ne ko ñu taxaw ci rek tem léegi ñu ne leen lu ngeen soxla ñu ne 2 hectares ñu dagg ko ginnaaw si bi nga xamee ne Jibi Ndiaye ñëw ne di ko daggit comme na ma xeen fee rek ñoom mu ne léegi lii sax seen li ngeen joxe ci xaalis ëpp na ko su ngeen bëggee ma ne ko li fi nekk daggal 4 hectares waaw 4 hectares yooyu ngeen dagg ndax adduna day dox te jaboot lañu léegi boo léegi nga xam ne buñ ko soxlaa duñu jóg dem di wuti ay kayit léegi moo tax ñu dagg 4 hectares yi tegal leen fa ñu ngi koy béy nag mais saa yu soxlaa tey ne hectares yi nanga lañ fi bëgg a def kenn du fa béy waaw mbaa loo fa béy di nga ko dindi parce que ñoom xam nañu loolu waxtaan nañ ci ak ñoom waaw li nga xam ne mooy liggéey yi nga xam ne sonn suñu yàlla booleel fas na ko yéene ci Sénégal yëpp doo xam rawatina nag sunu commune Touba Toul bii nga xam ne ci la nekk liggéey fi mu ne gis nañ activité bu baax a baax a baax a baax mi ngi jàpp mi ngi jëf mi ngi def dooleem ak léppam ak xam-xamam di xëcc di indi pour lépp lu gën a développé réew mi lu jëmee kanam daal gox bi bu sañ xam ne li muy ñaan bu ko yàlla maye nit Sénégal yëpp da ciy daj am ci ndax looy wuti yàlla def nga am ko fi nga dëkk neex na lool baax na lool yàlla na ko yàlla defal ndax xoolut ku mën ak ku mënut xool ku tële daa bëgg ñëpp ànd rek bokk di benn ànd di liggéey bay dunde nag dafa am nu muy demee noo xam ne nii nañ ci jàpp ak nit ñu ko waxee rek jëfe ndigal waaw li nga xam ne nee ñu bëgguñu ko ci nañu góorgóorlu ba ko ci kenn def waaw su ko defee yàlla mën naa def ñu àndanteeg moom ndax nit ki su fekkee da lay jàppale di lee won yoon pour ngay liggéey war ngay dégg waxam waaye nag su ne bu ne defal nangam nga bañ a def loolee def leen neex kooku moom day yàqal liggéey ndax day tax résultat yi xëy na du demee ni war a demee ndax ñun ni ñuy jàppe suñu liggéey ak ni ñu koy doxalee bokkut ak tubaab bi ni ñuy jàppe seen liggéey ak ni ñu koy doxalee soo demee nag ba nga xamee ne bii am na nu mu demee nga xam ne bii mopp rendement mu gën nga continuer ci liggéey boobee waaw ngeen doole gone soxna si noo ngi nuyu sëriñ bi moom la ñu waroon njëkkee di ñaanal yàlla yàggal leen fii ndax ñoom suñu njariñ lañu rek amuñu benn soxla xanaa dem ñëw rek. salaamaaleykum man maay Fatou Sow dëkk Ndiefoune Parba man maay yor njaay mi ci Ndiefoune Parba ma leen di wax ne nag noo ngi commencé bisimilah rahmaani rahiim yal na yeggale alhamdulilah
waaye liggéey moom lu am solo la moom ndax liggéeyu bay dunde moom ba nga ko déggee rek nga xam ne sa jaaxle ak sa tuburaanke jeex na ndax li ngay am ci sa kër bokkut ak la nga xam ne dangay dem ci marché yi jëggaani ko fa te léegi ñun daanaka soxlaatuñu ñu lenn ci marché bi xanaa ay jën rek lañ fi soxla waaye yeneen yëpp moom tubaarkàlla fi mu ne moom wax dëgg yàlla daal góorgóorlu daal baax na daal yàlla na jëm kanam daal ñoo ngi sant salaam. mbas mi dafa am leneen lu mu wane. maanaam ku nekk war nga toog ci sa gox. maanaam béy fa li ngay dundee. njëriñ ñëw fa. est-ce que jàpp nga ni projet bii mën na koo sotti. waaw tubaarkàlla ndax ñun ñii luma Touba Toul bi mooy suñu marché dañ ci daan ñëw toujours waaye diirab ba mbas mi amee ba tey daanaka nun soxlaaw ñu dara lépp ca suñu tool lañu koy jëlee di jëfandikoo mbooleem loo xam ne rek war naa dem ci cin rek am na ca tool ba waaw fa lañu koy wutee boo demee ci tool bi ñu jaay man ma dem ku soxla fekk ma ca tool ma jaay la nga dem sa kër toog gi waaw. soxna Maam Anta de nun di ko yokk nguural rek ndax moom góor la ba pare ndax moom mooy suñu yaakaar ndaxte ku ne dégg na waa Daaru Salaam kon soxna Maam Anta bu nu ko jiitoo ci lii lu mu ci laaj dañ ko koy sawar a wax sawar ko koo won war teg ko ci yoon woo xam ne nun fa la nu jaaran anu jaarale ko ca rek bu ko defee bu soobee yàlla moom ndam rek la ci am ndam rek. waaw maa ngi tudd Papa Mandela Gueye Ndiéfoune Parba président Ndiéfoune Parba waaw ci commune Touba Toul. alors mu mel ni bokk ngeen ci ndaw ñi nga xamante ni. da ngeen nekkoon Dakar di fa daan seen doole. lan ngeen liggéey Dakar. Dakar maa ngi liggéey ci wàllu commerce lay yëngu waaw may jaay ay dàll basket yooyu laay yëngatu quoi waaw. alors mu mel ni mbas mi mu amee muy Covid 19 da ngeen ku nekk na nga ñibbi fa nga dëkkoon. nga topp ba mbas mi jeex. tey jii yéen ngi Touba Toul depuis 2 ba 3 weer. mu mel ni liggéeyatu leen defu leen dara waaye am na ay projet yoo xamante ne taxaw nañ li ni mel muy ci wàllu mbéy surtout projet Bay Dundee bu Ziguinchor jigéen ñu Ndiéfoune Parba ci seen Bay Dundee numéro 9 am lu tolloog 20 hectares leen rek benn hectare bi lañu commencé exploité yéen am na lu ngeen wax bu ngeen ci jàppale daa ngeen mën a amal liggéey mucc ayib est-ce que mën nga ñëw ci liggéey bi nga xam ne parce que ngeen koo sóobu ci li nga xam ne mooy Bay Dundee. dëgg la waaw loolu fas nañ ko yéene sóobu ci liggéey boobu parce que dañ leen a jox 4 hectares actuellement nii réserve boobu nga xam ne moom moo fa nekk depuis mbas mi amee jeunes yi Ndiéfoune Parba li ci ëpp dañoo toog foofu. fi mu période bi ñu toll nii dañoo xalaatoon ne sax ñun ci 3 mois yi ñu fa def perte nañ fa lu bëree bëri parce que waroon nañ ci béy sa lu mu néew donte soble la waroon nañ ko ci béy. te su boobaa dinañ ci gañe loo xam ne nii dina faw xa suñu jort fi mu nekk nii nag li ñuy ñaan Ziguinchor mooy ñu fexe ñu jox ñu réserve boobu comme que liggéey bi day dis ci jigéen ñi pour l'instant ndax 2 hectares yi rek day doy ci ñoom fi mu nekk nii mais 2 hectares yi des fi mu nekk nii jeunes yi Ndiéfoune pare nañ pour liggéey ci bu fekkente ne waa Ziguinchor mën nañu ci jàppale vraiment pare nañ pour béy ci parce que gis nañ ne mooy gën a nekk suñu avantage te ñu toog fii béy dundee moo nu ëppal solo ñu nekk fële Dakar parce que am na fi ay yoon yoo xam ne nii ci bëgg a liggéey léeg-léeg nga gis koo xam ne nii day xool ci këram xam nga xool benn 30 mètres carrés wala benn 40 mètres carrés jim fa béy loo xam ne nii rentabilité boobu mu ciy amee bon bu fekkente ne tool bu mag la mu seq ko ak ñett wala ñeenti moroomam dina ci am loo xam ne nii dutul demati Dakar di fa daan dooleem te itam la mu fay dem Dakar di fa góorgóorloo ko defee fa donte 100 000 francs yi nga fay amee 30% yi dafay desaat Dakar parce que dafay des ci fere. mais bon boo toogee fii ci dëkk bi li ngay am nga doo am benn fere boo ciy def lu may sa fere kër mu nekk benn fere nga toog liggéey xam nga avantage la daal loolu la ñu gis nañ nekk nii. wax dëgg yàlla da ngeen di sàkku pour gerte. ñebbe ak ki ni mel waaye tamit espèces fourragères yi nga xam ne. tey ñi nga xam ne rek moom mooy borom jur yi. soxla nañ ko liggéey boobu. lan ngeen ciy xaar ci fi mu nekk nii loolu itam borom jur yi vraiment. ñu ngi koy xaar parce que tey période bi ñu toll nii tembe suñu yëgsee ci mois de juin jur gi pour ñu am lu nu lekk day jafeñ
bu ñu demee ba saako ngooñ di jar 4000 francs wala 5000 francs yaa ngi dégg bon loolu dafay cher trop. su fekkente ne tey jii am nañ loolu tey jii nga xam ne chaque 3 semaines yu nekk ñu mën a góob ñax boo xam ne nii dañ koy mën a jox jur gi loolu itam avantage bu mag la mais pour l'instant comme que pare gunu pour def loolu matériel bi nga xam ne nii mooy saytu loolu ak seegul hivernage bi mi ngi bëgg a commencé moo tax ñu ne Saly dañoo bëggoon bon ñu béy foofu ñebbe wala gerte préparé wu en attendant gars yi di ñëw ak kii boobu noonu xam nga ñu mën a continuer daal mais perte boobu daal la ñuy bañ pour hivernage bi ñu dëgmal actuellement. alors mu mel ni tey journée mondiale contre la lutte contre la désertification maanaam perte des terres ak rek maral tey ci biir àdduna wërngal këpp mu mel ni tey journée boobu marqué nañ ko fii ci tool bay dundee bi nga xam ne ñëw nga fii tey gis ni ci wàllu installation bu tàggut bi ak li ñu commencé jëmbat ci ay gàncax yow en tant que ndaw tey ñu di wax ci wàllu exode rural maanaam dootu leen dellu Ndakaaru bu dee am ngeen suuf di leen jàppale ak tamit jox leen ay jumtuwaay ba nga xam ne ngeen mën a ñoŋal seen koom-koom bañ rek dellu Dakar waaye toog fii développé seen gox dëgg la loolu kay moom loolu rek moo nu yitteel parce que tey jii bay dunde bi ñuy def nii bii mooy fukkeelu tool ak benn mooy li ma doon wax léegi sib soir tey jii ku mel ni Saly Cissé su fekkente ne am nañu ku mel ni moom juróomi nit rek ci région bi moom duutuñu ñee kenn ci wàllu bay dunde dina ko jëmee kanam bu baax a baax parce que gis nañu njariñ li moom lay wax léegi itam soxna Mbacke mi tool yi nga xam ne moom la ñu jox xëy na maanaam am na ñoo xam ne nii dafa nawlu nan ko rafetlu nan ko trop mais ñun dañ koo xeeb moo waral ñu tàllal loxo pour ñu mën noo defal ak jàppale ak jeunesse bi nga xam ne ñu ñoo nekk ci dëkk bi pour ñu yaatal tool yi parce que gis nga 4 hectares yi nga xam ne moom lañ leen jox loolu mooy suuf si nga xam ne Maguette Yacine moo ko yor Ndiéfoune Par nga xam ne kilifteenu Maguette Yacine moo ko yor nga xam ne képp ko moom dëkk bi sa ndigal rek lañ ciy xaar mais yor nañ ay hectares yi hectares lu ëpp loolu loo xam ne nii tey bu fekkente ne gis nañ ko nu ci jàppale am nañu yeneen hectares yoo xam ne nii macha allah mën nañ cee béy ba jeunesse yu Ndiéfoune kenn dutul demati mais nag dafay laaj ak jàppale parce que lu mel ni goutte à goutte da lay defal facilité la pour nga mën a liggéey li nga soxla loolu daal la ñuy ñaan waa Sib Soir ñu jàppale nu ci comme ça jeunesse bi reste fii. alors taxawaayu Sib Soir ci gox bi fii ci biir commune bu Touba Toul nan ngeen ko jàngatee. waaw am na solo trop wax dëgg yàlla fi mu nekk nii même yeneen village yi nga xam ne nii Sib Soir àggagu fa ñu ngi tàllal loxo ngir bëgg Sib Soir ak si fa yaa ngi dégg toujours ñu ngi koy wax. benn instant am na ci ñoo xam ne nii sax fu mel ni Ndiéfoune Par ba dañu naan ñoom dañoo am sens parce que sens suñu am nag sens la dëgg la mais itam ak booloo parce que dañ ne mbooloo mu booloo moo ëpp solo te Ndiéfoune Par ba yàlla defal na leen loolu am nañu mbooloo mu booloo nga xam ne dinañu waxtaan ci yu bëree bëri déggoo ci moo tax groupement yi wala ñi nga xam ne ni dañuy jógee bitim réew ñaare bu ñu ñëwaat dañuy jaar ci yenn banques yooyu ñu leen di orienté ci yenn village yi nga xam ne ni mën nañu liggéey ak ñoom parce que booy xool SODEVA liggéey na ak Ndiéfoune Par ba fu mel ni météo liggéey na ak Ndiéfoune Par ba ak yeneen ONG yoo xam ne nii saa su ñëwee ci région bi dañ leen di orienté fu mel ni Ndiéfoune Par ba wala fu mel ni RAS booloo googu nag ak suuf soosu nga xam ne tey jii góoru Ndiéfoune Par ba pare nañ ci pour liggéey ci bay dunde parce que loolu lañ mas a gëm aussi moo tax bi ñu ñëwee gis Sib Soir ñu sawar a ànd ak moom parce que dañ li olof Njaay naan wokk bu daje ak geesu moo ci am Saly bi mu ñëwee li nga xam ne moom la Ndiéfoune doon xaar ku ko jàppale pour mu mën a fullaal liggéey bi nga xam ne moom la mas a gëm moo tax bi Saly ñëwee ñu déggoo dafay yomb Saly nag wax dëgg yàlla dañ koy sant di ko gërëm te itam bon di ñaan yeneen village yi nga xam ne nii tey jii ñu ngi koy tàllal loxo ñu suñ borom may ko ay moyens yaa ngi dégg ak ay partenaires yu ko gën a jàppale ba tax tey jii ñooñu koy tàllal loxo yëpp mu ñëw sóoboo ak ñoom ci liggéey boobu waaw.
La responsable du périmètre de Toubatoul, Sokhna Anta Mbacké, a tenu ses propos. Nos premières semences nous sont venues du village voisin Niéfoun. Je remercie mes pères pour le soutien et l'assistance, sans omettre Madame la Présidente pour cette belle réalisation. Asalaamaaleykum, Maam Anta Mbacké laa tudd. tey ñu ngi ci périmètre magasin Bay Dundé numéro 11 nga xam ne tey groupement moo ko yor fii ci Toubatoul. ma mel ni rek ba léegi ci cadre du journée bi nga xamante ne àdduna wërngal këpp tey ñu ngi célébrer bis bi nga xamante ne moo tax ci wàllu bekkoor ak maral. tey taxawaay bi nga xamante ne ce soir am na ko ci liggéey bii bi ñu bëgg nga wax lan nga ciy am. waaw ñun de wax dëgg yàlla ce soir moom gis nañ ni mu jàppale ndax li ñuy màggal tey àdduna wërngal këpp jële fi ndóol ak bekkoor moo ñu ci jàppale. gis nga teen baa ngi nii taxaw gutaa gud yaa ngi nii taxaw ñu ngi doog a door nag di sant soxna si li nii ndax taxaw na ci lool jàpp na ci ndax su ci jàpputoon naka ni du egg si fii waaw di gërëm it Abdourahim mi nga xam ne moom moo ma ànd liggéey bi waaw di sant bu baax nag te ñaan suñu borom liggéey bi daal ñu tàmbali mu egg ak jàmm ca yàgg koo def suñuy sët ak suñuy sëtaat di ci ne di sant nag waa Njéefun ñii nga xam ne ñoom ñoo na ci jiitu ñëw fi tey jii di leen ci dalal ñëw fi dinu xelal ak dinu wax fi nga xam ne fi la ñuy jaar ba egg fi egg ñoom itam waaw yéen ñii ñëw ci presse bi ñu ngi leen di sant bu baax te di leen ñaanal seen liggéey bi barkeel ndax gis nañ taxawaay bi lool rafet na di sant bu baax. ci biir loolu tey amoon ngeen ay jotaay maanaam jotaay tàggatante seen biir ci wàllu liggéey bi ak ne ngeen di def ba mën a yore maanaam sàmm li nga xam ne mooy gutaa guddi ak li ni mel ak ñoom kii ak tey taxawaay bi nga xamante ne moom la liggéey bi war a am ak suuf bi war a am ba ngeen tey ci pàcc yooyu di ngeen ci amal ay waxtaan ban jeexital. waaw di pàccal yooyu de ñu ngi ci di taxaw pour nit ñi mën cee jàpp duñu wan gutaa guddi ni ñu koy defee ak mbay meeg yëpp ba fi mu nekk am na ñoo xam ne samedi ak dimanche ak altine Céline danañ fi ñëw ngir gën noo tàggat ban gën cee xuus bu baax a baax nga xam nga daanaka dañuy doog a tàmbali waaye nag teewut am nañ ci daal ay yónni wan ci yooyu ñu ngi ciy jàpp waaw waaw. ci beneen wàll yi dafa mel ni ndimbalante ci gox yi ak goxaat yi mel na ni ci biir projet Bay Dundé bi jëmmal ngeen ko diggante Ndiéfoune Farba ak tey seen périmètre Bay Dundé bi ndax li ngeen njëkk a dugg ci ñaam bi defe naa fa la jógee. waaw Ndiéfoune Farba ndax li njëkk a dugg ci ñaam bi ñoo nu ko jox ñoo nu jàppale ban jël ko jëmbat ko ma nga ne mu des te gis nga bi nu wootee ñun ñëpp noo dagg seen yitte ñu wuy sinu dinu xelal dinu wax ni nu war a defee. ndax xam nga ñoom ñoo ci jiitu te nee nañ ki la mag ku ne bu ñëwee da lay wanu yoon te wax dëgg yàlla ñu ngi nii wan aw yoon. Pour clôturer cette belle journée riche en échanges, la coordonnatrice Madame Julie Cissé a tenu à remercier ses collaborateurs en mettant l'accent sur le contexte pandémique qui ne les a pas empêchés de revivre cette journée emblématique que de la lutte contre la désertification et la sécheresse en respectant les mesures barrières, comme l'édicte le personnel soignant ce jour lendemain de la distribution des masques dans la région de Thiès en guise de brèche. Madame Cissé poursuit que le programme Bay Dundé est une affaire de tous qui est basé sur la solidarité. Ce périmètre en est un exemple patent qui a une particularité à part entière. JP Soir a aussi ouvert ses portes aux jeunes ainsi qu'aux hommes, comme dit précédemment, mais son nouveau programme qui prône l'accès des femmes à la terre va les permettre de voler de leurs propres ailes. ziar ñëpp di nuyu ñëpp di ko teg ci loxo soxna Maam Anta Mbacké yi kontaan ci jotaay bi yaakaar naa le 5 juin nekkoon nañ fi am fi ab kendal tey di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ku xam calendrier environnement xam ne àdduna wërngal kap tey dañuy xeex maral ak bekkoor muy journée mondiale de lutte contre la désertification ñu ne naam ñi ngi ci jamonoy mbas mais comme xaw nañu yolomal mesures yi pour nit ñi mën a liggéey te door nañu
ci toolu groupement Soxna Anta Mbacké bu Touba Toul dañ fi daje def waxtaan bi dinañ ko pàccal may rafetlu aussi teewaayu waa Njëfun Farba ñoom seen village soriwul fii waaye dañ leen ne ñu ñëw fekk jotaay bi parce que le 5 juin ci seen tool la ñu dem dagg ay taati ñaam bi ñëw jëmbatal ko fii groupement bi demlante boobu dañu bëgg mu sax dak diggante njaboot bi parce que booloo mooy doole loo am sa waaye sa moroom sa nawle amu ko nga mën ko ci jàppale ba ku nekk gis sa bopp ci programme Bay Dunde bi yàlla na ko yàlla def ci barke Sëñ Touba ci barke waa Daaru Salaam tey ñu ngi foofu may wax rek ne ñu ngi gërëm aussi sëñ Omar Sarr ak njabootam te mi ngi ànd ak sëñ Abdou Fata gis ngeen ne dañ leen sonal te démb ñu ngi woon ci liggéey bu metti liggéey bu am solo ak ñoom ci jëfantu yu ndaw yi ñu ne il faut am kenn ci ñoom koo xam ne dina ñëw di ko capitaliser ba ndaje mu yaaba buñ ci yàlla bàyyi bakken bu ñëwee incha allah dana fekk yooyu yëpp ñoom dinañ ko am lu ko may dañuy xëy rek gis tool bi tollu fenn fi duñu xam naka la ñu dooree naka la demee yooyu day daal di doon pertement ci njaboot bi moo tax dinañu topp dina am ci ñoom ñu topp lu baree bari parce que dañuy jëm ci jéego bu am solo moo di xoolaat toogaayu njaboot bi xayma njaboot bi ñaata lañu mais li yees ci programme bu bees bi ñu ne ñun doonte bu ñu layalee jigéen ba mu jot suuf suñu farandoo yi mooy suñu càmmiñ yi toujours ñi ngi ci biir tool bi di ñu jàppale mais suñu doom yu góor ñi gis nañ ci seen jàmbarte ñu ne programme JIPSOA bi nañ ko ubbi boole ci ndaw ñi naka lañ ci boolee ndaw ñi mooy 4 hectares ñun dañoo bari affaire nag ñun soxna yi nañu laaj ay hectares mais ci jëf waaw bu ñu amul gunge suñu càmmiñ yi dañuy lot am nañu nag ci ñun jàmbaare ci tool yi mais loolu ci doole jigéen la ñu ne li ñuy fàggul am na olof buy léeb ne ñaay buy xàll mbabaat doom jaata donc nañu yaatal programme bi am pàcc boo xam ne dañ koy aménager jeunes yi gis seen bopp ci mbay mi ñu teganteeg ñoom condition yu leer ñoom it ñuy ñaq di tedd ci programme bi yàlla na ko yàlla mottali ci barke Sëñ Touba loolu mooy lu yees ci programme bi moo tax mbas mi lépp bonu ci parce que looloo nga amee ci événement Covid bi mais muy lu ñu jaaxal lu ñu tiital mais ñuy ñaan yàlla jële ko fi musal ñu muccal ñu te jële ko ci àddina bi la ñu wax parce que mi ngi faagaagal mi ngi rey ba tey gis ngeen léegi fitu nit ñi sax dalatul mais yàlla mi ko indi yàlla nañu ko teggil te musal ñu muccal ñu mën a continuer liggéey bi kenn bañ a manqué ci ñun ñu ngi gërëm ñëpp di yóbbante nuyoo ak ziar ci sëñ am Soxna Anta di am yaakaar bala ñoo tëj dinañu gisee ak moom parce que moom it bu ñu demee ci yenn réew yi dañu naan yéen Sénégal nee nañu jigéen jot fa suuf day jafe parce que sëriñ si ñoo aaki moo suuf si sëñ am fu ne laa koy waxtaane naa ko Washington waxtaane naa ko Addis Abeba waxtaane naa ko Uganda NTB parce que bu fekkee ne wax nañu loolu saay dem na wax loolu ñun yàlla dogal ñu bokk ci benn programme continental initiative Kilimanjaro pour l'accès des femmes à la terre ñu fi ñuy taxaw dañuy am tiitar wan suñu farandoo yi génn ci sëriñ bi mu doon ne sëriñ bii de xañul njabootam suuf parce que buñ doon xaar xëy na jéego collectivité locale bi war a daggal groupement Soxna Anta Mbacké suuf këf kii duñ ko fi samp am déet kon ngi jaajëfal bu baax sa ñaam
ñaan yàlla yàggal ko suñu kanam li mu am yéene ci njaboot gi yàlla na ko yàlla mottali nee nañu teraanga koy fay suuf lañ doon laaj am nañu suuf ñu ne roose ndox mi yàlla indi na ko lan moo ci des jom liggéey yàlla nañu ko yàlla defal ñu dem ba déwén daal bu ñu fi invité Omar dañ la naan tey moom lott nañ ci wax xoolal ak say bët waaw loolu daal laay daanale di sant ñëpp di gërëm suñu njaboot gi nag équipe GIPS parce que ma Ablaye moom nee naa leen kenn GIPS waar la yàlla wéral cëram mais xale bu démb daanaka minuit la tëdd te tey nee naa leen 8h30 9h moins ma nga ca liggéey ba kon yàlla nañu ko yàlla fayal jigéen moom ku ko teral yàlla teral la ak madame Ndiaye mais Nogoy moom ci programme autonomisation bi parce que man dama gëm ne suñu doom yu jigéen yi jàng tamit ba am xam-xam bu kawe ñun ñoo leen mën a dooleel doomu département Thiès la mi ngi sëy xombal waaye doomu Ngunjaan la donc bu jàngee ba am master en sociologie defaat beneen formation comme chargé de projet CESAC ñun dañuy am kóolute dénk ko programme de projet d'autonomisation économique u bay dunde bi loolu pour wone ne ñun ay mag lañu ñun ñoo war a yaatal xajal suñu doom yu jigéen yi nga xam ne jàng nañu ba tollu fenn fi pour ñoom it ñu mën a door gagner en expérience ba fii ak juróomi at ñu mën leen dénk GIPS waar dem defi leneen kon yàlla na ko yàlla kàttanan bàyyi ko xelam ak xam-xamam ba projet bii ñu ko dénk mu mën di saafonteeg ay nawleem mais ay yaayam ay maamam yi ne ci groupement bi di njabootu GIPS waar ba liggéey bi fi ñu bëgg mu àgg fa foofu laay daanale sama kàddu gudd naa maa ngi jéggalu mais pour leeral rek ak it di wax ne xam nga loo ne dina ñetti 2016 ba léegi ñetti at a ngi nii journée mondiale yu bari thème bu ñu génn rek dafay dëppook li ñu nisar ci programme bay dunde loolu ak cant gu wér la moo di yàlla mi ngi jàpp ci li ñuy def yàlla nag bu la tàccoo da ngay daal di profité rek yàggaayu bu baax a baax bala moo jaar ca keneen maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu àq ñëpp wasalaam